Actu, Conseil économique, social et environnemental. Idrissa Seck vire tout le cabinet de Aminata Touré. Il renouvelle moom itamit il remanie. Remaniement daal la xew. mais nag sunu yaay bi tamit noonu la defoon. waaw noonu la defoon ku ñëw rek gàddu jël si kii. mais souvent ñenn ñi sax duñu ko imputer kii ñu koy jiiñ. genre sunu yaay bi muy ñëw da ko defoon indi ay nitam léeg-léeg ci procédure bi wala ci mode de fonctionnement bi dañu koy jiiñ sax secrétaire général ba nga xamante ni moo nekk conseil économique social environnemental te foofu ni jamono bi SG ba dañu ne ab jigéen la. ñenn ñi nii daal lu bëri la foo xam ne moo fay dogu moom bokk na si ña ko fay dogal wala boog moo ko dogal donc ñenn ñi jàpp nañ ni du sax Idrissa Seck moo ñëw rek ne dàq leen ñëpp. parce que mu ngi tàmbali dooragul. wante kële la ñu jiñ ne pour mettre à l'aise monsieur Seck. mu yombal affaire yi. waxuñ nag ne noonu la demee loolu ay supputation la. bi si des mooy il est normal aussi quand quelqu'un vient mu indi équipe am. indi ay nitam parce que quoi qu'on puisse dire dañu nekk ci benn mode de fonctionnement politico-politicien au Sénégal boo xamante ni mooy déterminer lépp moom la gaañ yi di œuvrer moom la gaañ yi di tracer bi si des sunu kilifa bii di Idrissa Seck ñenn ñi naan ko ndaamal Kajoor ñenn ñi naan ko xel mi da ko wër papa bal ñu rek ñenn ñi daal dafa muus ba mujj gi muus bi ëpp dayoo et cetera et cetera wante mën nañ ko seedeel lenn ak am fula de façon très objective ak am autorité te danoo nekk ci réew ba nga xamante ni danoo soxla autorité léegi nag autorité bu exemplaire lañ soxla modèle boo xamante ni foo laal rek dañ naan macha allah kenn du ne cam dafa am solo loolu tamit c'est ainsi on relativise alors kan moo nekk conseil économique social démb gis nañ ko fële ca police ba mook président Macky Sall ñu jiitle maa ngi gis gaa ñu bëri di reetaan naan am na li mu bëggoon ndax gaa yi séq nañ ko namoon na ko depuis 2004 bi mu nekkee premier ministre mais gars yi dañu bàyyi xel benn affaire xam nga man sur le cas Idrissa Seck dama ci am benn yàlla rek xam luy xew suba damay ne Sénégal nañuy bàyyi xel bu baax il s'est passé énormément de choses de 60 à maintenant tout à fait et énormément de choses dépendant de qui de quelqu'un cette France là Asma est-ce que xam nga ni France boobu waaw gis nga bu ma la boolee ñaari info yi ñu la jox dañu laan France boobu par exemple le président Macky Sall di dem alxamis incha allah. jeudi demain. ci li ñu wax. le président il va quand même aller en France au lieu de sortir nous faire un deuil national. avec les moo waral ay gaaf tombé waral ay gaaf. ah non quand même. il faut que ñun ñuy am. ah bon comment on appelle di ubbi suñuy gët di xool di bañ a yem rek ci li ñuy dégg ñuy xool qu'est-ce qui se passe lan moo xew. doy na waar. c'est tellement important. maanaam nit du li ab du par exemple ñu ngi nii toog Pa Assane bi toog di wax bon Pa Assane mais ci kii li muy wax lii ci kii fu ñuy déliré nii am na ku toog xam li xew bu ci Pa Assane dalee mu ne kii ku koy jox info bu ci dalul mu ne wëf tu sais les garçons là ils délirent lii fi ne léegi nag ñun ay sénégalais lañu dañuy dund situation di observer ne 1981 Senghor dafa jël nguur bi ci benn article jox ko président Abdou Diouf 35 ñu ne Senghor bi lu tax mu def loolu ñu ne waaw Senghor dafa sonnoon obligé bàyyi nguur gi l'histoire elle est faussée tubaab yi ñoo ne la baal nga baax lii dëgg lu tax duñu wax loolu lu tax duñu wax Senghor dañu ne rek Senghor de moom dafa bëggul nguur dafa dem ba ci digg bi bàyyi déedéet nous sommes dépendants daa am kaa xamante ni moo la décidé moo naan fii ngeen ne aw léegi nag ban jour la ñuy jël ñun suñu décision pour génn si loolu qui sait. fii pour rek. loolu mooy li ñu téye maanaam tey jii di suñu autorité yi yëpp ñii di def politique Sénégal muy pouvoir di opposition. li ngay wax ni ñooñu ko gën a xam. waaw ana capitaine Dièye ñu ngi laa nuyu capitaine ba baax ñu ngi laa nuyu na baal ma rek ma tudd la nii le capitaine est resté dans la coalition Idy il faut se poser la question pourquoi par exemple
qui c'est qui peut être plus informé ou mieux informé qu'un soldat au Sénégal? Germaine, dans un sens. Une contribution? Moi j'ai l'impression que si may dégg Papa Sane li muy daal di wax mooy on s'attend à ce qu'il y ait un théâtre du genre Idy président. J'y crois fortement. Mais l'histoire souvent bégaye. L'histoire bégaye souvent. En fait, il y a une question que l'éminent journaliste Saliou, Serigne Saliou Samba. Ah oui. Il a fait une réflexion. Il a dit non, je me trompe. C'est plutôt Charles Faye. Charles Faye. Gaston Maréga, oui. Il a dit qu'adviendrait-il si en 2022 le président Idrissa Seck est nommé président de l'Assemblée nationale et qu'entre-temps il y a une vacance du pouvoir? Oui, il devient président. Papa Sansek, il part aujourd'hui, à l'instant même, il vient de passer aux Almadies pour l'aéroport, le président Macky Sall. Oui, il devra être reçu le jeudi, en principe. Mandama Diomi. Hasma Yalla. Yo an suñu deuil national bi 480 jeunes morts. Ah mais waxu ci. ci immigration bi. Mais je suis où? En 1970. Il y a Sénégal et il y a Sénégal. En 1970 ci sa éphéméride du tey bi nii. waaw xam naa sax duggoo ci. dëgg la. Le 11 novembre bii nii rek le général de Gaulle bi mu gaañoo. Il paraît qu'on a fait un deuil d'une semaine au Sénégal. Ah d'accord. Celui qui nous a maltraités, esclavisés. Par exemple. yooyu la quoi ça ñun yooyu la ñu yàgg tàmm. Une semaine. baax yooyu. mooy xam nga démb toog nga fi nga ne ñun teraanga la ñu xam joxe. xamuñu teraanga suñu biir. teral quoi pas teral suñu biir. c'est-à-dire que lu pour confirmer li muy expliquer li Thiam di wax monsieur Thiam di wax Modou Mbacké Thiam. Hasma. man néew ma Sénégal dégg dama yeew feneen. il faut que Sénégal ñu comprendre. léegi-léeg nga toog ñu naan waaw opposition bi dañu war a jóg fu ñu jóg. booy jóg da ngay xam si li ngay jóg lu mu doon. opposition bi ñoo la gën a xam li xew. dafa am jamono ba nga xamante ki fi nekkoon dafa tuddoon président Abdoulaye Wade. sunu maam boobu. sunu maam bi baax na lool mais dafa am fu mu juumee wala fu ñu ko juumloo maam baal ma de. xam nga fu sunu maam fu mu juumee. bu ñu fàtte ni 60 ans maintenant dañ doon wax jamono léeg-léeg ñu ne waaw président Abdoulaye Wade day ñëw au lieu mu xeex bi mu dem tëdd France tëddul France de tëdd France ka bëgg falu Sénégal gii nu nekk dangaa dem lijjanti ka sa kaw wax ka fa ruube ka fa lobbying ka fa organiser ka fa link ka fa di wax ak ambassade fii di wax ak tubaab yi fee lëkkalikoog ñoom wala leen ni bëgg nga leen ñu sentir ko ci ay diir yu yàgg nag di la waajal. lii fi ne c'est une réalité donc bu fekkee ne que ñun ëpp ñu suñu gët si loolu waaw léegi nag loolu li si dee mooy boo ko déggee da nga naan lan moo si xalaat mais xalaat mooy kon léegi comme ñun tënk nañ ñu tënk boo xamante ni ñaari choix la ñu am taxaw xataraayu ba ñu ko mënee ba ñu ko mënul négocier lan la ñuy négocier nañ def ni les îles. Mais pas comme ça, doguma la. Gbagbo. Qu'est-ce qu'on a dit de lui? Oui. Nationaliste. Oui. Xénophobe. Man sax bi ma nekkee fa bokk naa ci ñi nga doon. selon les infos yu ñu la doon jox. Oui yu ñu doon jox. Oui. ñu lay formaté. ba mu àndee ak ñoom. Gis nga dañ ko on lui a tendu le tapis rouge. Oui. Pratiquement bi Guèye Robert di dem. Exact. moom moo ñëw. Oui. Le pouvoir était dans la rue moom na wax naan le pouvoir est dans la rue il faut juste le ramasser. Oui. ñu dimbali ko mu ramasser ko. ànd ak ñoom mais à un moment quand il a voulu. changer de posture. ànd ak peuple bi. mais qu'est-ce qu'on a fait? On est allé le cueillir. ñu teg fa Assamatra mais qu'est-ce que la population a fait? Aujourd'hui quelque part sérieusement man je ne jetterai pas la pierre aux politiques. xam nga lu tax. waaw Kadhafi xoolal li mu defal réewam. bañ koy rey di ko jël si di ko rey. waa réewam si boppam bokk nañ ci ñi ruube. Le peuple même a contribué à le. Oui, parce que on les a manipulé. léegi nag moom ñu rey ko léegi xoolal li bi di fa ne. c'est la même chose. je veux juste dire que xam nga maa ngi tolloon si sunu maam Abdoulaye Wade. li nga wax c'est pertinent Thiam. et c'est effectivement une réalité que bu ñuy subir. sunu maam Abdoulaye Wade. waaw. ndeysaan dafa am fu ñu ko juumloo. ndeysaan. sunu maam Abdoulaye Wade ñu ngi ko juumloo depuis 2002. xam nga 2002
diggante 2000 ak 2002 dafa am ka fi newoon sunu kilifa bii Moustapha Niass. bu mu fa jógee sunu Moustapha Niass 1 an la def defe na. sunu maam Maajoor booy ñëw. quand sunu maam boobu ñëw diggante bi lan moo xew. y avait un Idrissa Seck hyper mais supra fort. puissant. tout à fait. sunu président ba baax bii di président Macky Sall si jamono yooyu. ak moo soxla woon Idrissa. daka daan gis bis bu ne wër wantit kay. lii àdduna bi lii. gis nga léeg-léeg démb dama xool image du président Macky Sall muy dox jiitu. après ñu wane Idrissa comme un second. ma reetaan ma bàyyi woon fii si kaw ci guddi. ma ne xool leen yàlla ni muy wane ay mbir. si jamono kii nga xamante ne dafa nekkoon sa patron nga koy wër mu jafe la. tey yaa jiitu mu topp sa gannaaw. kon nag àdduna dafa gudd tax. bu añ ju reer waaye lu mat a. sedd la. ba tax na sunu maam li ko juumloo. moo tax tubaab rax na jinne. parce que tubaab day xool li gën a sës si yow. li nga gën a bëgg mu jox la. d'accord ba pare taxaw di la xaar xoolal. taxaw di la xaar. da la koy jox xas ma. da nga bëgg yére bi. waaw am. du la laaj dara de am. yow yaay xool rek. dóor na la 1-0. dóor na la 1-0 léegi nag noonu la koy lijjante sunu maam. après mu ne la diggante sunu maam da lay seexal sunu maam diggante xam nga ma ne 2002. daa am ñi nga xamante ne day ñëw ne ko mais sa doom ji nekk fële ci dëkku nasaraan yi di fa liggéey di leen apporter mais indi ko mu bokk ci jàpp ci liggéey bi parce que moom bu ñëwee affaire dina baax. doom boobu la ñu utiliser. ba keroog ñuy wàcce président Abdoulaye Wade. dégg naa wax bi. utilisation bi dem ci ñu indi ko magnifier ko te la logique voudrait que. jamono boobu président Abdoulaye Wade bu ne woon non du laal ci mbir yi. si njëli du bokk. Karim du bokk. day dégg jàmm. wante day ko juumloo si loolu. mais doom boobu la ñu jël utiliser ko à la fin. kan moo woo doom jooju assemblée nationale du président Macky Sall. lan moo wooloo président Macky Sall assemblée nationale doomu président Abdoulaye Wade. daa am lu tax. donc ñun bu ñu ubbee suñu ay gët dañ naan d'accord mode de fonctionnement mode d'emploi puzzle bien monté. léegi foog ñun Sénégal ak sénégalais ñu xam ne que. du ñun rek ñoo toog di lijjanti élection ñun la. ak kesa des. te kesa des kooku daa am doole. nan la ñuy wàññee doole nag moo la problème bi dafa kaa lijjanti loolu beneen waxtaan la. loolu nag il faut avoir du génie gis nga noonu. merci maay joxe waat conseil ma ne noonu. da nga koy won ni da nga am fit am fulla am fayda. ñeme li ngay def. bu ko defee di nga rëcc yow. wala bokk nag dundeel je m'en fous total yàllaa fi ne. wala nga def leen. xam nga def leen. nga négocier ak moom. coproduction la. ginnaaw léegi mënuma la ba mënoo ma baax. ñu changer donne bi rek ci mais capacité de négociation. Paasan. Aïcha nit. peuple boo gis. waaw moom ci boppam mooy arracher boppam souveraineté su ko xaaree ci suñu nguur yi du am printemps arabe gis nga ni mu débuté. mais Thiam xam nga lan ngay fàtte. gis nga ni mu débuté. xam nga lan ngay fàtte. peuple bi. non mais xam moo war a impliqué wu. non mais peuple bi mënul impliqué wu Thiam baal ma rek wax la benn affaire. pour impliqué wu. xasma mu ngi dugg si lu neex la neex da minute rek xoolal la dugg fi mu oui ma Thiam peuple bi xam nga ban peuple mooy fippu. peuple bu comprendre. peuple bi dañ ko fatt ay bëtam ak léppam fi mu ne nii yaa ngi dégg ñu naan na opposition bi dajaloo na kii yépp furaas daa xam ka nga xam te moo la décidé kooku li nag la ñu war a lijjanti gisa bu ñu ko lijjantiwul foofu ñaara am nga lijjanti ko foofu wala nga négocier ak moom ne ko léegi li ngay am nii la war a tëddee ñu xool ñu koy dama lay poser benn question bu gàtt est-ce que ma baal ma tuuti rek ñu poser ko question bu gàtt parce que maa ngi dégg benn kii mu naan nañ ko attaqué comme dama koy poser question saa yu ñu toogee fii kan la ñuy jël référence suñu kilifa yu baax yi suñu kilifa yu baax yi ñaata si suñu kilifa yu baax yi ñoo yónni seen i poulain ñu dugg ci arène politique bi c'est vrai de parce que am nañ 1% kon xam nañ mbaax gi fu mu ne même ci biir ñoom politique yi y a des bons xam nañ fu ñu ne mais on les laisse tomber dëgg la c'est paradoxal dafa am dañuy jël ñun suñu yat jox ko ni ne ko dóor ma waaw dafa am ku leen di organiser il faut ñu fer ci ay nax il faut ñu feral suñu bopp ci ay nax suñu leen feralul ñu feral suñu bopp doom yenn saa yi di nga ko yor di ko nàmpal bu si amoo boobu mu ne la bàyyi naa wen bi du nii de en tout cas am na solo mais waxtaan bi dana àgg il faut que ñu dugal ci ki nga xamante ni moom moo di suñu gan gi Thiandou moom mu nekk jeune boo xamante ni ab pêcheur alors mu demoon géej ñëwaat
noo ko dundee. waaw métti woon na trop. métti woon na. te aussi pare nañ pour demaat. bu fi lii fi nekk jógulee. demaat. waaw bu fi lii fi nekk jógulee. mais bi ngay dem dafa am ñu dee sa kanam. maa ngi jaale Mbaye Pouy. nga ne ma yéen. sama suñu grand la suñu xarit la tamit. ak Ibrahima Ndoye. ci yàlla. waaye yéen ñu ngi may seeraan man yéen la sama papa dëkk sama yaay moo dëkk baal ñi. tu es parti à quel âge. à l'âge de 16 ans. nga dem ci gaal gi. dem ci gaal yi mu metti trop gaal gi maa si gën a doon xale. deele nañ lu toll ci fukki nit ak benn. mais raconte-nous nan la doon demee voyage bi nan lay demee. nan lay demee kan moo leen waajal fan ngeen déparé nan ngeen ko lijjantee lan ngeen joxe. départ bi moom métti woon na parce que ñun man ci géej lañ ma jëlee. damaa demoon fanaan ci gaal yi ñu fekk ma foofu jël ma yóbbu ma parce que sama préparé woon naa lépp ba ci jour bi ñu war a demee. gaal gi nag man xaw ma woon exact fa la doon tëmbee mais foofu lañ ma fekk fi ma leen jox rendez-vous ci géej foofu lañ ma jëlee yóbbu ma mais li fi nekk nii bu fi jógul ñun pare nañ pour demaat wax ma man de. am na yóbbante yu ma yor. am na. ay yóbbante yu ma yor mu ngi sama bopp fii. ay yóbbante yu mel nan. pêcheurs yi ñu mag a yóbbante parce que licence de pêche yi surtout les petits pelagiques jën kaw ndox yi nga xamante ne ñun moom lañ daan napp Sénégal si la daan yëgee boppam yéen ñii ñëpp yëg ngeen ne tey dépense dafa yokk. dépense dafa yokk. bu baax sax. bu baax lan moo ko yokk jën. mais ñaata at ñoo ngi jaay depuis si ban nguur ñoo ngi jaay ay licence de pêche ay accord de pêche Sénégal kan mu mën a wax xaalis bi fa la dugg yéen ñi ñëpp fi laa leen fekk. kan moo ko gis. kenn boobu ba léegi yéen a ngi wax si politique mais participé wu ma. parce que xaw ma si lu bëri. tey li ma pratiqué mooy lan pêche artisanale bii nii. Sénégal ñun sénégalais yi dañoo fort si pêche. parce que tey jii nii mënoo dem Guinée jëli fa benn Guinéen pour mu indi ñëw Sénégal di la jàppal ay jën kan moo ko mës a gis. kan moo mës a dem Mauritanie jël fa benn naar indi ko fii mu lay jàppal ay jën ñaata sénégalais ñoo nekk Mauritanie di fa am sax ay problème ñaata sénégalais ñoo nekk Maroc di liggéey di leen jàppal ay jën. di ko indi fii. di liggéey di indi seen xaalis fii di am seen yokkute bopp parce que lan moo tax ñun li ñu yaakaar war koo liggéey ñun ñoo war ñoo fekk suñu dëkk balaa lébu yi di ma mere moo wax ay lébu sax. balaa lébu yi balaa ñun ñu duñu fekk suñu balaa nit duñu fekk suñu dëkk fii. la jël li ñu yor di ko yóbbu. dafa war a bàyyi alal jaa xamante ne nii ñun doon see gis ñu bopp. parce que tey jii nii ñu ngi ñëw la jël lii ñu yor di ko yóbbu. ku fi indi accord de pêche am pour demande licence de pêche du question ndoxu géej bi la soxlaa bu ñu ko soxlaa woon ñoom bu ñu ko soxlaa woon Chinois yi ak ñi nga xamante ne moom mooy Turquie yi ndoxu géej gi intéressé wu leen de jën yi fi nekk moo leen intéressé. te tey gouvernement war naa mën a pratiquer ba jël li nga xamante ne moom mooy ay jën di leen ko jaay pas mu leen di jaay ay licence de pêche. ndaw yu réew mi war nañoo mën a liggéey développement Sénégal fa la ne ban ressource moo fi am. am nañ jën kan moo koy génne doo fay ñu koy génne pétrole bi li ñu koy dégg rek ak gaz dañuy fay ñu di ko génn mais bu dee pêche artisanale bi mën nañoo génne lu ñu soxlaa si tonnage su jën. bu fekkee Turquie dafa soxlaa ay jën ñu di ko jaay par ay tonnes gouvernement bi da siy gis boppam. mool yi ñi nga xamante ne ñoo dëkk Sénégal di jóg di mbëkki di dem si géej gi di si dee foo dem sénégalais moo fa gën a torox. foo dem si àdduna sénégalais moo fa gën a torox doon sénégalais sax am na ñu koy bañ léegi. ci yàlla parce que bu ñu demee ba île ba kenn du nangoo doon sénégalais. donc problématique baa ngi nii Papa Assane kenn nangootu la doon sénégalais. parce que lan moo tax. lu tax. bu ñu demee ba île ba kenn du nangoo doon sénégalais. ndax lan. Sénégal moo neexul. fi mu toll nii ñun ñoo ngi prison break. nga ne ma. prison break lañu. kon ay Michael Scofield juddu leen fii comme ñoo ngi prison break. Papa Assane, c'est gravissime. Sur un ton ironique, certainement, j'essaierai de garder espoir, mais la situation est grave. am naa benn vidéo bu ma gis nga gis pêche bi bateau tubaab bi wala chinois yi jël lu bëri. dinaa la ko jox demain. certainement on a des vidéos. on a des vidéos très rapidement MD très rapidement bu fekkee mën na nekk nga gis ni nii ñun suñu nappkat yi ñoom dañuy obligé di for waxatuma la napp ci géej gi de mais dañuy for ay jën ngir génn mën a léegi génn ci dëkk bi daal day man ni ma gisee. moom mooy yàlla daf ñu jox bitig boo xamante ne
ñun duñ jënd marchandise muy géej gi. ñaata tonne la état Sénégal mos a jënd dugal ko ci géej gi te pourtant mu ngi jaay ay accord de pêche. léegi boutique bi boo ko waree jëw nga jël boutique bi di jaay marchandise ñu jël sécurité tekk ci boutique bi bu boobaa dalay jëriñ sa waa dëkk mais nga jël boutique bi nga jaay ko bu boobaa yow da ngay perte parce que yow boutique bi li muy génnee ci marchandise du la jëriñ. xam nga Asma y a un phénomène aussi, un fait qu'on doit souligner dans cette histoire de vente de licence de pêche. Parce que gis nga su fekkente ne sax ñi ngay jaay licence de pêche parce que coopération bilatérale dafay am ci dëkk yu bëri. soit ñoom dafay am lu ñuy defal ñu am lu leen delloo mais mode de pêche bi ñuy utiliser di nga xam ne ni moom la ñuy nappee ci suñu géej gi Papa Sane. Y a la pêche au cyanure. nga xam ne ay produits toxiques la. yu ñuy bàyyi ci géej gi ci benn surface bu ngand jën yi suñ fa nekkee poison boobu moo leen di rey. du ñu xàmmee bu ndaw wala bu mag. acoustique la pêche acoustique nga xam ne c'est par aspiration. par aspiration dañuy créer benn aspiration ci ndox mi. nga xam ne jën bu romb à plus de 10 kilomètres ndox mi da lay créer benn courant lay créer ñoom ñu jàpp leen. ñun Turquie la pêche par explosion. si par dynamique bi ñu def ci biir nga xam su explosé partie boobu yëpp dañuy dee. doo xàmmee jën bu ndaw bi nen bi war a màgg du ñu jël ay filets yu approprié pour jën yu ndaw yi mën a rëcc mën a dem procréer waat mën a dundalaat mais li ñu yàq ci géej gi dafa bëri. il faut un suivi. gis nga CRC lu mu wax. lii mooy géej gi nii ngeen di demee. waaw nii la ñuy demee CRC lu mu wax nee na bateau yi nga xamante ne moom la fi gaal yi di chinois yi di fi indi ak kii Turquie yi. waaw nee na benn bu nekk 5 milliards mayu la ko. ñaata mais 5 milliards mayu la ko. 5 milliards. waaw mais ñuy jël 1000 milliards di ko def ci Covid. mais tey actuellement lii mbëkk mi rey essence bii nii clandestin yi. li mu rey Covid bi jaaru fi sax. bokkuñu sax Covid ba jaar ko kay. waa léegi lan moo waral état Sénégal mu jël licence de pêche yi nii mu déplacé leen. ñu dem seen dëkk ñoom fi ñu yaaxee seen dëkk ñoom amatuñu jën fa ñu nekk. te ñoom ñu ngi naan ndaw yi ñu toog fi liggéey investir defar ay poulailler. fii ban poulailler ngay dem ginaar du ñu lekk lu am jën boo demee ba amatoo jën yow say ganaar fa lañ jëm. En tout cas, loolu doy na waar des conditions vraiment précaires dans lesquelles ils arrivent à voyager à arriver géej gi métti na léeg-léeg marée bi géej bu yëngatoo wala ngeen toll ci marée haute sachant que vous faites plusieurs jours en mer naka ngeen koy dundee wala li ngeen nekk ay pêcheurs da ngeen miin géej gi wala ñun dinañ ko maîtriser. mais ñii dem noonu nag. genre Alioune Badara Bey mi nga xamante ni ci ñun la bokk. j'essaie de le dissuader d'y aller parce que moom il est déterminé. nee na capitaine la gisul ak gaal bu gisoon capitaine ak gaal day dem. loolu noonu ñii bees ci mbir mi te xamuñu géej naka lañ koy dundee. bu boobaa dañuy sonn si géej torop ba kara ñoo yegg mais bu ñu yeggee mujjee parce que yow nga jógee fee. ñëw fii nga dem ba Espagne xamatoo fi nga war a jaar nga ñëwaat teer Sénégal. boo moytuwul sonn moo lay rey ak feebar duñ la accueillir dañuy xanaa ñu jël la sax yóbbu kaso moo gën a gaaw. duñ la yóbbu hôpital duñ la yóbbu fenn mais ñun bi ñu demee Maroc ñun Maroc lañ teelaat après. si la ñuy indee fii proposé ñu ay visa. visa yooyu noonu ay quelques personnes ñoo si am. nga ni ma. li si des yëpp dañ ko jaay te ñooñu. fu leen proposé ay visa. visa yi foofu la ñu ko proposé parce que tey am na kenn ku fa ñëwoon. ko Ablaye Wade yebaloon mu ñëw di waxtaan ak ñun bi mu jëlee suñu formalité yëpp bi mu ko indee après ñu ñëw ñu yebal ñu ay société fii ñu dem foofu ñu jël suñu formalité yëpp ñun tamit dañu woo ñuy dem ay rendez-vous ba ma commencé woon a jàng espagnol konte man dem taxawoon na mais France daal di xëddeen ñi ma waroon a àndal dem nañ bàyyi ma fi am na ñoo xamante ne àndoon nañu tamit ñun ñoo bokk toog fii suñuy visa yi ñu waroon a am ñu jaay ko quoi. actuellement nag ñooñu ñoo ngi ak seen i kër ñoo ngi ak seen i ay matériels yu leen di liggéeyal ay millions man awma dara denc ma 75. léegi pour yéen pour am 75 ngir mën a denc fukk sax il faut nga dem bitim réew. parce que mënuñu ko am fii boo naree gas di fi fekk ay keek yooyu noonu ministre de la pêche di commencé di def wala sax gouvernement bi ñoom parce que kenn du def dara te sa président àndu si.
jaajëf. man de ñu di ko jaajëfal am na kañ laa pare ci wax ji. keesu yaboy lu muy jar 50 000. keesu yaboy actuellement nii 50 000 35 000 40 000 20 000 25 000. avant ñaata la xam nga keesu yaboy lu mu daan jar. keesu yaboy téeméer sax jaay naa ko. may ma aw 10 000 ngaa wax may ma ka ma kër maam fële ci tëng géej keesu yaboy 1000 francs 1500 2000 li may wax ni diggante 85. ayca c'est une catastrophe. géej dafa am ñu mu téye. waay du question pêcheur kese la téye. am na ñoo xam ne dañuy yenu pour lu ñu am yóbbu seen njaboot. am na ñoo xamante ne ay jigéen lañu sañ ñoo dem fenn ngir caaxaan pour am xaalis dañuy dem waas. loolu mu nekk ay points yoo xamante ni maanaam économiquement bëri na ay couches yi nga xamante ni ci la ñuy suqandikoo ngir dundal sa ay njaboot ñu di la jaajëfal en tout cas ci témoignage bi. mat naa bàyyi xel bu baax a baax. courage à tout un chacun. en tout cas fii lañ koy ndar keppe merci beaucoup papa. tak dana waar. merci monsieur Thiam. c'est moi qui vous remercie mais di bàyyiloo askan wi aussi xel ci détails yu ndaw yoo xam ne ni dañ koy jàppee lu ñàkk fayda xëy na ñu bëri dañ ci daan kaas. suñu doom yëpp bëgg nañu nekk mbër suñu doom yëpp bëgg nañu nekk waykat bëgg nañu nekk fubalkat. waaye làmb ji taxaw na lu yàgg booy yi nekkatuñu mbër ñem nañ ci mbedd yi di agressé. football bi doxatul nawetaan bi yàqu na. sànnante ay xeer stade yi di écroulé wu ci kaw nit ñi. très important amatuñu loisir amatuñu dara donc les gars du coup ils n'ont plus rien. ils n'ont plus de quoi s'amuser y a pas de loisir loolu yëpp dafa bokk ci nguur. parfait merci beaucoup merci Germaine Barros. di leen jaajëfal di ñaan yàlla mu dolli du ñu sutural te du ñu sàmm. parce que li xew si dëkk bi ñaaw na trop asma. Amin ya Rabbi merci beaucoup encore à l'équipe technique merci à toute l'équipe d'aujourd'hui oui l'anniversaire aujourd'hui c'est l'anniversaire justement MD de kenn doomu kenn ci ñun. ki nga xamante ni moom Diop alors Tidiane Diop justement bébé moom mooy fêter tey son anniversaire alors justement je cherche le message alors oui Papa Sansek moom doomam mooy souhaiter on lui souhaite un joyeux anniversaire voilà Matel Diop on te souhaite bébé nga dundu ba say may di baawaan doon doom juy faj gàcce te bañ a doon doom buy teg gàcce inchallah rabbi waaye yooli fee tamit ñun ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci sañse bi tey di rafetlu waaye yooli fee tamit voilà c'est magnifique traduit moderne c'est excellent c'est beau machallah merci on vous donne rendez-vous demain pour une autre édition de Subatel mais en attendant bonne suite des programmes sur la télé Leader.